est-ce que yaa ngi koy xaarandiku ci gouvernement bi ñu nar a samp ak assemblée nationale bi ñuy teg le 12. waaw xam nga aussi Sénégal bon fi ñu toll nii li xew am na solo parce que man bi ma ñëwee ñu def élection législative locale ba pare en janvier dama analyser situation bi ma ne fii ñu jëm lu doy waar la parce que am na benn vague opposition bi boo xam ne nit ñi sonn nañu ànd nañu ak moom mais vague opposition boobu bu fekkee ne defuñu attention pouvoir bi fi nekk day continuer jël pouvoir ma ne donc nañu xool naka lañ leen di boole ma gis ne waa wàllu amoon nañu à peu près 400 000 voix waaye Yewwi am à peu près 700 000 voix muy 1 million 100 000 voix ma ne lii bu ñu ci yokkee 50% dinañ am 1 million 600 000 voix maanaam million ak juróom benn téeméer ak juróom fukki ban loolu boo ko amee boo ko firee ci liste nationale bi am nga 27 députés boo xoolee département yi ak diaspora bi bu fekkee boole nañu force yi def benn liste unique di nga fa am aussi ay députés nga booleeg sa 27 yi ma def suma calcul ma ne lu mu bon dinañu am 83 députés te députés yi 165 la boo amee 83 ëppale nga lu mu bon di nga am 83 wala nga am 90 bu fekkee ne yëf yi dox na ci département yi ma ne nañ def liste unique ma bind ko tuddee ko plan buddi naka la ñuy buddee pouvoir bi donc li ñu bëggoon mooy une assemblée d'alternance parce que dafa baax pour paix wu Sénégal parce que toll nañ fu nga xam ne dafa am coowu troisième mandat am toow yu bare ñu ne lii bu ñu bàyyee pouvoir bi mu continuer am doole njaaxum mën naa am parce que tàmmal nañ ñu ko ma ne léegi nañu fexe ba ñu booloo ma waxtaan ci ak ñëpp dem waxtaan ak waa wàllu PDS ñu d'accord ma dem waxtaan ak wàllu ñu proposé ko waa Yewwi bi ñu demee seeti waa Yewwi waxtaan ak ñoom ñu ne d'accord bëgg nañu plan bi tout ça mais ñoom seen liste nationale mënatuñ ko ubbi parce que am nañu doole nit ñi topp nañ leen et tout am nañu yeneen raison yoo xam ne bëgguñu ubbi seen liste nationale mais d'accord nañu pour ànd ci affaire u département yi ñu boole def ay liste yoo xam ne dañ ciy boole ñëpp ñu bokk fii ak ñu bokk fële ku ci ne rek bu kii yoree raaya bi ñeneen ñi dugal seeni nit genn wàllu kasara moo gën ñu perte ñu nangu ko ñoom ñu waxtaanee ko amoon na sax ay problème yu bare demoon na bay bëgg a yàqu sax ci fin bi parce que dafa am département boo xam ne dafa amoon problème ba ku nekk dem sa yoon ba négociation yi tas mu jógaat ci guddi gi dox ba ñu déposé bi ñu ko defee waxoon naa leen ci document bi ma bind mën na leen bu ñu ko defee problème bi ñuy am mooy ñaari liste yi nekk ci bureau yi militants yi pour ñu bàyyi seen liste pour def ko et loolu moo ñu dal Mbuur perte nañ fa 4 députés bu ñu boole woon li Yewwi am ak li Wallu am ñooy ëppale Benno Bunkilin perte nañ ñaari député Louga ñu perte ñaari député muy 8 députés te am nañu 80 plus 8 du 88 88 du lan du majorité bu ñu ko amoon dañuy am benn majorité d'alternance mais léegi amatuñ ko mais am nañu 80 yi lii situation bi wane mooy majorité pendulaire boo koy firi ci wolof mooy majorité boo xam ne bii day yàggi day ku dox day titubé tey bu ñu waxee lii ñëpp ànd ci gannaaw suba bu faree fii mu dem fële foofu lañ toll loolu lu baax la parce que day tax assemblée nit ñi gën koo bàyyi xel léegi nag gouvernement bi li nga wax ni question pour répondre ci lépp dafay dépendre ci président de la république su fekkee nangu na situation bi xam ne li wonni na dina ci tenir compte bu ko defee mu xam ne am na équilibre li ma mënoon def de mënatuma koo def am na façon loi yoo xam ne mënatuma koo jàllale te jaaruma ak assemblée parce que loi bi day laaj ay 3/5 yi ay 2/3 mu ne kon nag naa organiser wu ak ñoom su dee nag bañ na ko ne man day gars yi xaw nañ ma daaneel mais comme daanoo guma rëcc naa naa fexe ba récupérer commencer di jënd ay nit di wut ay nit di leen indi loolu mun na indi ay friction yoo xam ne yi bu ëllëgee fii ñu jëm du neex kon réforme yooyu ma lay wax
gouvernement bu ñuy taxawal ci diggante bi mënu ko def dafa xat parce que ci tunnel la ñu nekk boo xam ne génn ko ñu ngi nekk ci guddi gu bët bi setagul bu ñu demee nag ba 2024 ba sénégalais yi élire ku am programme kooku mën na def réforme pour changer cap fi mu nekk nii daal ñun dañuy fas yéene rek fexe ba institution yi fonctionner normalement que li ñu war a régler pour nit ñi gën a coono bi nit ñi sonn ñu wàññeeku ñu fexe ba institution yi yenn loi yi nga xam ne dañu bëgg ñu voté ko ñu seet budget bi ñu jot a voté lu ci baax ñu continuer ko li ci bon ñu changé ko foofu lañ toll fi mu nekk di daal diggante bi maanaam genre xur la rek xur la ñuy nekk xur boobu nag boo ci nee da ngay taal torche pour mu leer moom laa wax ci sama article bi nañu fexe ba bañ a raté virage bi parce que virage bi moom bu ñu ko raté rek kenn xamul lu muy jur. question bi du may di neex mais actualité moo koy di laaj te da nga def droit tey président Macky Sall mën na wéyalaat wala dafa war a gor sa wax ja daal mu jeexal ko fii 2024 mu organiser des élections libres transparentes honnêtes après keneen jël. waaw mais xam nga loolu aussi ci li ñu war a régler Afrique la Afrique li fi indi coow yëpp ñaar la mooy alal ji ak nguur bi Union africaine njëriñam bu njëkk mooy fexe ba lépp luy alalu Afrique ñu sauvegarder ko mais defuñu ko aujourd'hui alalu Afrique réew mu nekk lu la neex mun nga ko def man dem naa ci réew yoo xam ne li ñu am ci alal kenn xamul nu mu toll te lu leen neex lañ ciy def kenn mënu ci dara te africains yi duñ ci am seen donc loolu mooy premier beneen bi mooy affaire mandat Union africaine ci boppam moo war a fexe ba ñu wax ne réew kenn du ko jël di ko joxe nu mu la neex te kenn du ci toog ba fay xobidaas fixé ko mu leer ñëpp d'accord ko loolu amul léegi da ngay gis ku def coup d'état nit ñi di tàccu wala gisoo ko. am na mais ñu def coup d'état ñuy tàccu te ku defaan coup d'état ñëppay couper relation ak yow parce que population yi seen bopp ñoom ñooy coup d'état bi moo leen di gënal ki fi newoon ne fi newaat fi bañ fi jógee bu paree ne naa jox sama doom naa jox sama sët ak yooyu. kon loolu moo tax situation bii ñu toll au Sénégal dañu war a éviter loolu man de li ma gis mooy du wàllu droit man juriste la te droit public laa def te li ñuy wax ci wàllu droit jàng naa ko te am na lu ma ci yàlla may mais du ma aborder question droit dama naan man de mënuma sañuma man ne constitution maa ko d'accord ñu limiter mandat yi ñaar ma ñëw di laaj ñetteel ak nu ma mun a amee ñaar yu njëkk yi bu jeexee jeex na ma ne balaa ngaa digle sangu da ngay sangu yow nga ne constitution une nguur ku ci ne ñaari yoon nga ko war a def buñ la ko mayoon sax waroo ko nangu. beneen actualité bu. déglul ma yeggali ñaareel bi yow gis nga bi ñi bëggoon def ñetteeli mandat gis nga fu mujj ak Sénégal du ma ko def ñetteel bi li gën a wax mooy pour daaneel ci li nga wax mooy li ma wax man boo taxawee ne du ma ko def jeexal naa bi mooy sama dégg du ko def yaakaar naa man ba léegi maa ngi gëm ni président Macky Sall xam na Sénégal bu baax te xam na ne loolu defuwul maintenant nag ñu nit ñoo ko war a yombalal mbiri parce que koo xam ne kii dafa ñëw nekk ci situation bu difficile bi mu nekk dafa am noo koy traité ba mu mën a yomb loolu aussi lu am importance la ñëpp ci war a taxaw kilifa diine yeeg responsable politique yeeg yëpp oui ça ne veut pas dire que soo waree rendre compte nga rendre compte ñi war a rendre compte mais dafa am soo ngi tëkku yoo xam ne boo ko tëkkoo nit te mu yore pouvoir dafay jafe pour mu dem de. Boubacar ci wàllu dundin bi. nga amee woon douane Sénégal Sénégalais yi mënuñu comprendre prix yi ni muy yokk loolu laaj ñu ni la non guerre en Ukraine bi moom moo waral loolu te Sénégalais bi gis ni que ni par exemple malien bi day def 2612 kilomètres pour ñëw jël si dara ci port bi fii dellu ba Mali te bu demee buy jaay la muy jaayee c'est moins cher que li ñuy jaayee biir Sénégal ñu ni si structuration des prix la état taxivore la ñu am
wala tayeef la daal parce que Sénégal xëy na suñu ay revenu moo ëpp doole suñu ay salaire ñu ëpp doole yu Mali kon Sénégalais bi loo ko teg war na ko mën tegu est-ce que pour yow nekk na loo xam ne que ni xel mën na ko nangu bu ñu demee ba suukar di jar kilo bi plus de 1000 francs soble gis nañ ko fi fan yii la ñu génn ci màggal bu ndaw bi 1500 francs le kilo est-ce que yooyu mën nañ ko expliquer nguur mën na ko expliquer consommateur bi nangu ko. waaw mais xam nga aussi li ma la wax sànq rek ci njëlbeen bi bu fekkee yow li ngay lekk da nga koy jéggaane ah kii koy defar moom mooy fixer ay prix bu fixer prix ñu war ko transporter mu ñëw bu ñu ko transporter état bi aussi ci loolu la amul pexe ci loolu lay jël droit yi bu ko jëlee ba pare commerçant bi ku nekk jël sa marge bu dellu see ci consommateur bi il faut que mu yokku. bu fekkee ne yow pétrole bi nga xam ne ak gaz bi nga xam ne bii dafa am solo pétrole bi facture bi yow lépp da nga koy importer di fay bu ñëwee dafay am répercussion ci prix donc bu fekkee disponibilité produit dafay am moment yoo xam ne yi soble bi du yomb du yomb am dafay gën a cher bu fekkee yow soble bi ngay béyee fii boo ko jëlee weeroo ko ba ndox mi wàññeeku ba nga mun ko conserver da nga koy yàkkamti jaay période boobu boo koy jaay da nga koy jaay rapidement parce que mu jeex nga mujjee importer donc état bi mënul maîtriser prix yi pour nga maîtriser prix il faut nga maîtriser production état boo produirul mënoo maîtriser prix quel que soit même bu ñu wàññi woon taxes yi da nga koy wàññi bu subaa aussi beneen événement ñëw gisoo actuellement ku wax mën a la Ukraine bee tax guerre Ukraine bi bu guerre Ukraine bi jeexee dinañ indi beneen mais tant que yow sa économie sa koom-koom yaa ngi ko wéer ci mais kenn du xeexee doole jàmbur mënuloo xeexee doole jàmbur c'est-à-dire que ñiy defar seen produit yi def yëpp et puis dañ lay organiser ba nga xam ne dootoo def dara ñun bu ñu investiroon ci agriculture tey yaakaar nga ne du ñu am lu ñuy lekk ñun ñëpp loo xam ne fii lay jóge. bien sûr lan la ñu investir ci agriculture milliards yi ngay dégg yëpp mootul sax 5% ci agriculture parce que dañ koy leb. loolu lépp waa ji fi mu la wax nga dugal ko nga koy dugal mais boo ko deful nooy def yow béyoo dunde béyoo togg béyoo nu mu tuddati denc béyoo weccee béyoo transformé mais naka nga mën a amee autosuffisance naka nga mën a amee revenu donc bu ñu nax nit ñi prix yi mënuñu ko maîtriser mënuñu maîtriser prix yi muy prix produits pétroliers yi muy yeneen prix yi mënuñu ko maîtriser li nga mën a maîtriser mooy li nga moom li nga liggéey nga xam ne coût bi day wàññeeku prix bi day wàññeeku fexeel ba yokk pouvoir d'achat wu population yi ni nga yokkee pouvoir d'achat population yi mooy li ñu am nga jox leen ko mais bu fekkee yow li ñu am ci boppam da nga koy jël yow ci wàllu corruption ci wàllu dépense yow yaakaar nga ne li ñuy dépenser ni normal ay dépense état yenn oto yi yenn dépenses yi ñuy def yi tu penses que c'est normal alors que y a des gens yoo xam ne amuñu lu ñu am na ñoo xam ñu ngi ci biir ndox mi munoo aménager ce territoire munoo jël benn réforme donc bu ñu nax suñu bopp li ñu am moom la ñu mën a am ci système bi ñuy gouverner Sénégal léegi nag dafa toll foo xam ne fii gouvernance boobu 60 ans dafa atteindre limite dafa tem fa foo xam ne kenn mënatu ko wodd dañ ko daan wodd di wax oui y a la conjoncture bu njëkk ba lu ñu doon wax détérioration des termes de l'échange après on a parlé d'impérialisme patati patata après ñu ne Covid léegi ñu ne guerre Ukraine lay bu rafet donc la aujourd'hui bu ñu buggee defar sunu réew am nañu nit ñi am nañu xam-xam bi am nañu alal bi léegi li des mooy ñu jiital intérêt réew mi. si yi ñu war a terminer yaa ngi wax léegi oto yi ñuy dawal. consommation bi. Boubacar est-ce que li nga xam ne diine nanguwu ko te nga si dox muy bañ a jimaamu est-ce que du lay di porter préjudice ci politique bëggoo di fësal sa bopp bëggoo di jiital sa bopp assez souvent da ngay préférer dellu ginnaaw def conception bi ñu ngi wax léegi ci affaire intercoalition bi li nga si dox li nga tëggee plan bi mais yëpp da ngay dem taxawee fële bàyyi ñeneen ñu jiitu est-ce que benn moment Boubacar warul taxaw ni lii man la. waaw xam nga man la
yow la moo ko gën waaw bu dee feeñal sa bopp rek man li ma am ci honneur ci sama àdduna nekk xale bu tuuti commencé am ay honneur am reconnaissance internationale kooku duma ko bàkkoo parce que yàlla moo la koy may te kenn mënu ko dindi ci yow suul ker du ko tere feeñ loo gis rek dafay jot man duma xëccoo ay man la fi ma jaar ak li ma def xam naa ko xam naa sacrifice bi ma def ba yegg si fi xam naa li ma daj nit bu amee dara gis nga ñu ngi ci weeru safar actuellement boo jàngee histoire u Sëñ Tuuba di nga xam ne boo xamee li mu daj rek li mu am du la yéem mais boo xamul lu mu daj danga naan kii li mu am c'est pas possible que nit mën koo am mais boo jàngee histoire am xam fi mu jaar ak li mu sacrifié ak fi mu yegg ak lépp ba am lii mu am ba mu am jeexital ci njabootam ak ci àdduna loolu c'est valable pour tous les chefs religieux ici au Sénégal mag ñi bi ñuy xeex ak seeni méthode ak liñ ci daj ak sacrifice yiñ ci def boo ko xamee di nga xam ne li ñu am tey foruñu ko kon ne man la amul solo li am solo mooy nit ñi ne yow la léegi nag li ma d'accord ak yow mooy bu fekkee da nga bëgg a jiite réew dafa am moment boo xam ne boo fa tolloo nag da nga naan maa fi mën jox leen ma ko ma defal ko booy xëccoog nit nag di nga ko war ne du ma sa morom waaw xam nga bàkku nii ci mbër yomb na mais dem ci làmb ga gagné mais boobu buñ ci tolloo rek di nga gis beneen Boubacar di nga gis beneen Kama mën naa xëccoo de man booy grand pire la yaroo fii Sénégal yàgg xëccoo dans la loyauté waaw kon nag dafa jotagul rek. loyauté boobu gis nañ ni Sénégal dama koy di joxe exemple dernière législative yi aar Sénégal ay tête d'affiche yu baax lañ fa amoon genre docteur Abdourahmane Diouf gis nañ fi l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahima Fall bi mu fi demee élection aussi parfois dañ naan que ni sérieux bi ñuy demee ça ne vend pas et que Boubacar est dans ce sérieux là du caaxaan lu mu la wax bu la nee 1+1 pour moom c'est pas égal à 4 moins 2 1+1 pour moom égal 2 soit c'est noir soit c'est gris pourquoi dooy di bëgg di def populisme bi homme politique yi di def toujours cap bi nga jël si ngay continuer di nekk moom lañ la xamee est-ce que du déformation professionnelle inspecteur général d'état bi moo tax. non du loolu yar bi la rek sëñ Babacar radiyallahu taala daraan wax ne daraan bi muy yëpp chef de canton bi daf ko ne boo yoree nguur da ngay boo samp rek nitu caaxaan yi ñooy daw wër la boo saxee ci dëgg dañuy daw nitu dëgg yi doo ko ñëw yow fi nga ne sax ci rek ñi ñëwuñu mais yemal voie bi nga topp rek topp boo nee naa def ni ñoom doo ko mën te doo ko def niñ koy defee dañ lay raw da ngay perte 10 perte lesteg yow demal fi nga yem rek léegi nag population bi ñoom ñooy yeewu au fur et à mesure mais yeewu bi gën a leer ci yeewu yi mooy tey coono bi nit ñi daj te li ñu leen di wax yëpp kenn defu ko kenn mënu koo faj léegi nag ñoom soxla nañu mais élection yi passé ñaata nit ñoo abstenir ñoo toog ne voté wuñu ñooñu ñan lañu mais ñooñu est-ce que gis nañu lu leen ko jaral wala ku leen ko jaral bu ñu gisee lu leen ko jaral wala ku leen ko jaral wala luñ ciy ragal dem nañu voté ji muy taw ak lu mu munti def dinañ jóg voté ji mais ñooñu bu ñu voté jiwul dañu considérer ne dara du changé donc il faut ñooñu nag nga fexe ba ñu xam ne mën na changer ñu jóg voté la sans compter ñi voté bëgg mu changer rek ne na fi jóg nga ne leen déet folli baax na waaye da ngay fal
donc discours bi ngay def yàlla moo xam kañ la lay daje ak nit ñi li ñu